bu nekk ci ay xibaar yu leer te wóor moo xam xibaar bu jëm ci wàllu politique wala sport culture fait divers wala sax people leeral.net moo leen di jox xibaar bi ngeen soxla ci bi ngeen ko soxlaa ak ni mu gën a wóoree ak leeral.net fépp foo leen munti nekk ci Sénégal wala bitim réew balaa daray siiw ngeen yëg ko ba noppi amaale ci ay xibaar yu kenn jotagul gën naa neexati bi leeral.net disponible ci Play Store ak Apple Store loo leen waxati kon nag gaaw leen télécharger leeral.net ngir gànnaayoo seen site numéro 1 foo leen munti tollu leeral.net ay xibaar yu gaaw te wóor. salaamaaleykum yéen mbokk internet yi nga xamante ni si yéen a safoo di seetaan leeral.net aussi ñu mën ko suivre ci leeral TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñëwaat ak yéen ci li nga xamante ni si mooy le débat du Njàmbur tey nag dañuy ànd ak yéen ci le débat du Njàmbur ba fi nga xamante ni si moom mooy hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga comme ni ñu ko xamee actuellement ni ñu koy waxee l'heure est grave ñu ngi ci période boo xamante ni si métti na ki ñëpp kon nag tey dañuy ànd ak yéen ba fi nga xamante ni si mooy hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye bu Louga seeti ki nga xamante ni si moom mooy directeur bi waxtaan ak moom mu wax ñu li nga xamante ni si tey actuellement moom la ñuy dund moom moo nekk fii ci biir Louga monsieur le directeur ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay soxna si. waaw dañu lay bàyyi rek nga présenté wu. waaw man de ñu ngi may wax docteur Amadou Gueye Diouf may directeur u hôpital Amadou Sakhir Mbaye depuis 2018 depuis 2019 plus exactement le mois de février 2019 waaw. waaw docteur dañu bëggoon xam yow kañ nga ñëw hôpital Amadou Sakhir Mbaye ak lan nga découvrir fii nga xamante ni si moom mooy hôpital bi. waaw mooy li ma wax léegi maa ngi fi février 2019 ba suñ jon yi tey lan laa fi découvrir waaw en fait hôpital lu Sénégal la avec vraiment beaucoup de personnes engagées également un niveau de prestation tout à fait honorable maanaam liggéey bi ñu fiy def muy liggéey bu mucc ayib en tout cas ci li ñu mën fii ci hôpital bi am na li ñuy wax offre chirurgicale maanaam dañ fiy opérer am na offre médicale xeet yu tawat yu bare dañ ko fiy jël en charge personnel bi nekk personnel bu engagé donc loolu daal lañ fi fekk te ànd ceeg ñoom ci liggéey ngir satisfaire les usagers du service public hospitalier. jamono ji ñuy wax ak yow nii dañu gis ni ñi ngi toll ci réew mi période boo xamante ni si benn virus muy Covid-19 actuellement nag Louga jël na wàllam depuis le 5 avril léegi nag dañu bëggoon comme que ñun ñi nga xamante ni si ñun tamit ñoo war a dox wuti information ñu ñëw ci yow laaj la premier cas wu coronavirus nan nga ko dundee. waaw premier cas bu Louga wala bu Sénégal bu Louga waaw. Effectivement premier cas bi ni nga ko xamee c'est le 5 avril presque exactement un mois après le premier cas du pays qui est survenu vers le 2 mars waaw ni ñu ko dundee c'est un professionnel maanaam ñun ay fajkat lañu donc tawat nu mu mën a bindoo itam suñu métier mooy faj et donc lépp loo xam ni waroon na ci ay matukaay yu ñu war a jël nañu ko ci ni ko ministère bi diglee ndax xam nañu tawat ji ni muy doxee gis nañu réew yi mu njëkk a jaar nañu ko dékkoo donc suñu ministère xaarul muy feeñ dafa anticiper joxe ay instructions yu leer ñu jëfe ko donc li ñuy wax dispositif de riposte dans chaque structure fépp foo xam ne barabu fajukaay la am na ay matukaay yu ñu fa jëloon notamment pour dugg raxas say loxo ensuite ñu seet sa température ci machine boobu ñuy wax thermoflash ngir mën a xàjjatle ñi nga xam ne dañuy am yaram wu tàng ak ñi ko amul parce que feebar bi li ëpp ci ni muy feeñee mooy jëkk yaram bu tàng donc waaye du ku yaramam tàng rek da nga ko am mais déjà loolu critère la pour mën a ràññatle ñi ko am ñi ko yaakaar ci ñoom ak ñi ko yaakaar loolu defoon nañ ko muy dispositif boobu ensuite ñu am li ñuy wax unité d'isolement muy barab boo xam ne bu fekkee ni nit ki defal nañ ko thermoflash yaram yi weesu 38 degré ñu am questionnaire bu ñu koy administrer laaj ko ay laaj
laaj yooyu feeñal ne moom kat cas suspect la, mooy cas boo xam ne mën nañ njort ci moom bu ñu ko testé mu positif. kooku dañ koy yóbbu unité d'isolement defal ko prélèvement muy sàkk ci deretam yóbbu ci laboratoire bi saytu ko ci 24 heures mu wax ñu résultat bi. bu négatifé ñu génne ko unité d'isolement mu wéy di dox ay soxlam. bu positifé ñu yóbbu ko centre de traitement. bon bi muy tàmbali le 5 nag premier cas bi Louga amagul woon centre de traitement, donc centre de traitement bu Saint-Louis la ñu ko yóbbu. Gannaaw loolu nag ñu gis ne cas yi ñu ngi dolliku, ministère bi xalaat ne Louga war na am centre de traitement, ñu jël matukaay yi ba fi mu toll nii may wax ak yow mën naa ne ci kanam tuuti war nañu def première garde bi, maanaam équipe bi nga xam ne mooy garde donte les cas amagul mel na ni tey la war a tàmbali. waaw loolu daal mën nañ ko cee wax. Docteur, Louga premier cas bi mu am muy cas communautaire lan nga ñu mën a wax ci cas communautaire, parce que am na ñoo xamante ni si comprendre lan mooy cas communautaire. waaw am na dégg naa benn question démb ci benn télé kuy wax cas communautaire di ko lëkkaleeg commune mu mel ni dañuy jàpp ne bu ñu nee cas communautaire mooy cas bu jóge ci benn commune, mais du loolu. Cas communautaire mooy cas boo xam ne bu ñuy seet càllale gi, maanaam chaîne de transmission bi du ñu ko mën jokkale kenn, maanaam du ñu mën a xam fan la ko jële. cas boo xam day jékki-jékki rek feeñal màndargay jàngoro ji te du ñu xam fan la ko jële. ñu koy wuutaleeg cas contact, maanaam tey jii koo xam ne dañu ko testé mu positif, ñu seet ña ko jege ña ko fréquenté ci ñaari fan lu jiitu muy feeñal ay signes ba bés biñ koy détecté positif, ñu xool ñi mu mës a toogal ñëpp à moins d'1 mètre sans protection, ñooñ ñëpp ñu tuddee leen cas contact. wala cas importé, cas boo xam ne dafa jóge bitim réew ñëw ci réew mi, bi mu ñëwee feeñal ay signes ñu testé ko mu positif, kooku cas importé la, kële cas contact la. Cas communautaire nag mooy cas boo xam ni dafa jékki-jékki rek fël ñu testé ko mu positif te xamuñu kan moo doon contact kooku, loolu mooy cas communautaire. loolu nag bu fekkee ni ñu ngi koy ràññale noonu, solo si mooy cas communautaire dafay cas bu dangereux, ndax comme xamuñu kan moo ko wàll dañuy njort ni mën na ko jële fu nekk. kon su boobaa matukaay yi mooy ñëpp dañu war a protéger wu, ndax bu baree rek day wane ni virus bi tasaaroo na ci askan wi, loolu mooy danger. Docteur, au moment où je vous parle, le 14 avril Louga mi ngi ci 27 cas, alors que benn cas la démarré woon le 5 avril mu nekk loo xamante ni si lu gaaw la, aussi loo xamante ni si waa Louga yëpp jaaxal na leen. am na ñoo xamante ni si ñu ngi leen mettre en quarantaine ci ay hôtel. lan nga mën a wax Lougatois yi ak lan nga leen mën a sensibiliser. waaw gaawaay bi ñun ñoo ko gisandoo ci benn cas la tàmbalee, waaye cas bi dafay koo xam ne maanaam dafa bëri ñu koy fréquenté muy dellu ci liggéey bi muy liggéey. kon mën nañ ko comprendre facilement. Maintenant comme demee na noonu nag, li ministère bi wax boobu ba léegi dañ koy gën a dëgëral, ndax dañuy wax nit ñi ci njalbeen gi ba tey nañuy jël ay mesures barrières, maanaam di dandante fu nit ñi toog ñu bañ fa bari. Ensuite lu ñu néew nañu dandante gën gaa néew ku ci nekk 1 mètre sa digg ak sa morom. Ensuite ñu bañ a nuyonte ak loxo, ba noppi ku ci nekk saa yoo mënee di faral di raxas sa loxo ci bëccëg bi ak saabu, ndox ak saabu. boo ko mënul nga jëfandikoo alcogel. yooyu yëpp ay mesures barrières la. léegi nag nit ñi moom dafay mel ni ñu bari dañuy xaw a néewal loolu. bariwaay bi maanaam gaawaay bi yokku bi nombre de cas positifs yi yokku war na leen gën a yee ci
ñu gën a respecter mesures barrières yooyu ndax fagaru moo gën faju loolu daal mën nañ ko ci wax di fàttali nit ñi gestes barrières yooyu. léegi dolli nañ ci recommandation ministère ñu utiliser des masques grand public gis nañ léegi tailleur yëpp ñu ngi ñëw ay masques loolu lu baax la ku ko ci mën masque cherul masque yi tailleur yi di ñëw cherul ku ko ci mën am booy génn di dugg ci transport en commun yi donte le wàññi nañ li mu ñuy dugg ci autobus yi wala ci taxi yi wala ci charrette yi wàññi nañ lim bi te force de l'ordre yi ñu ngi veiller à ça waaye ku ko ci mën boo solee masque moo gën boo ñëwee xooj masque bi ci ndox ak saabu fóot ko javeliser ko weer ko mu wow nga mën ko jëfandikoo war parce que c'est des masques en tissu mais dinañ am barrière physique kon ku ko ci mën di ko def moo gën dolli ci mesure barrières yi ñu cité woon léegi ngir aar sa bopp waaye nag li ñuy wax mooy aajo bu dul aajo farata vraiment nit ñi mën nañ toog seen kër aajo farata mooy lu jëm ci dund wala li jëm ci faju waaye leneen li ci des lépp am nañ yaakaar ni loolu mën nañ ko dàq ba jamono gën a neex en tout cas ku ko ci mën defee ko noonu jàpp nañ ni moo gën. Docteur, est-ce que mën nañu xam centre de traitement bi nga xamante ni si waa Louga comme actuellement demain incha allah lañ war a démarrer fii actuellement fan mooy centre de traitement bi. waaw loolu médecin chef de région bi docteur Cheikh Sadibou Senghor communiqué na ci depuis démb annoncé maanaam ubbiteeg centre de traitement bi muy loo xam ne ci logique la aju ndax bu fekkee ni bi ñu amee ay benn cas ñaari cas peut-être aajowu ko woon mais bu ñu yeggee ci limu ñaar fukk ak juróom-ñaar donc waa ministère ñoom ñoo jël matukaay yi pour que ñu def centre de traitement à Louga moo gën ñu jële fii malade yi di leen yóbbu ba Diamniadio centre de traitement bi nag matukaay yi ñu doon jël tey lay àgg ci ngoon gi donc première garde bi wax naa la ko sànq tey lay tàmbali donte lay peut-être malade dugg fi mais bu fekkee ne amaat na ay cas yu bees suba malade cas yooyu ci hôpital bi la ñuy des ndax centre de traitement bi ci hôpital bi lañ ko def. est-ce que mën nañu xam état wu patient yi nga xamante ni si ñoom ñoo am feebaru coronavirus ak ñi nga xamante ni si ñoom ñoo nekk en quarantaine. état patient yi waaw nee naa la ñi nga xam ne dañu leen testé positif ci depuis le 5 avril ba suñu jonni tey nekkuñu fi ñi njëkk feeñ ñu ngi Saint-Louis ñi si des ñu ngi Diamniadio mais chaque jour à 10 heures ministre de la santé dafay def point de la situation alors tey ci 10 heures moo ci mujj te li mu wax leer na ñi nga xam ne ñu ngi nekk sous traitement seen état ngi amélioré wu donc loolu la ñuy confirmer comme nekkuñu fi ñun malade yooyu nekkuñu fii Louga donc ministre bi moom mooy wax pour ñëpp donc li mu wax rek la ñuy dëgëral donc seen état mu ngi amélioré parce que moom day def suivi au quotidien maanaam ci biir journée bi à chaque heure dafa am information yi kon bu waxee ne seen état mu ngi amélioré loolu ngeen war a jàpp voilà. waaw docteur toujours mooy continuer ak yow ci li nga xamante ni si moom mooy jàngoroy coronavirus ñi nga xamante ni si ñoom ñoo nekk en quarantaine ñi seen test négatif dañ leen di libéré mais ñi seen test positif aussi dañ leen di yóbbu mais durant les 14 jours nan lañ fay dundee. waaw loolu xam naa bu ma amoon li ma gënal danaa ci tontu nag waaye ngeen dem ba ci médecin chef de district bu Louga ngeen laaj ko parce que moom mooy topp tolloo mais liñ ci xam mën nañ ci échanger mooy quarantaine bi c'est sous la supervision médicale du district maanaam fa ñu koy quarantaine bu dee ay malaatu Louga lañ district sanitaire Louga mooy gérer loolu bu doon malaatu beneen district boobu moo koy gérer mais tout ça ci kilifteefu comité régional de gestion de l'épidémie comité boobu nag gouverneur moo ko jiite mais médecin chef de région mooy coordonnateur bi léegi ñoom ñaar bu ñu jàllee
ku ci nekk sa domaine ngay toppatoo maanaam district bi mooy gérer li ñuy wax détection des cas ak seen suivi mooy gérer quarantaine bi évidemment matukaay moyens yi mu laaj yëpp comité régional bi moo ko koy jox donc pour le moment district de Louga commencé na def ay quarantaine depuis le 5 avril bi ñu détecté premier cas donc quarantaine yooyu ñuy fàttali rek ne am na ay hôtel yoo xam ne seen borom dañ ko jël jébbal ko comité régional bi am na ay hôtel yoo xam ne réquisition gouverneur la pour que ñi nekk ci quarantaine vraiment nekk dans de bonnes conditions lépp lu ñu soxla ci wàllu xéewal yi ñuy jëfandikoo comité régional moo koy faggu indil leen ko district bi ci wàllu maanaam seen suivi médical moo koy gérer en mettant à disposition des personnels yoo xam ne la ñuy aajowoo ci wàllu protection yëpp dañ koy am ba noppi di accéder ci personnes en quarantaine yi di saytu seen wér-gu-yaram gën ngaa néew ñaari yoon par bés li ci des wàllu dund ak et cetera loolu yëpp comité bi moo koy fàggu jox leen ko je rappelle que ci hôtel la ñu nekk donc matukaay yooyu yëpp fa lañ koy fekk. Est-ce que aussi hôpital mi ngi continuer di am ay nit yoo xamante ni si ñu ngi ñëw di xool si est-ce que am nañ jàngoroy coronavirus wala est-ce que nit ñi ñu ngi respecté numéro vert yi nga xam ne moom la ñuy joxe. waaw comme réew yëpp am na ñuy respecté directives yi am na ñu ko dul respecté parce que li ñu wax mooy koo xam ne am na loo yëg seeram nga njort ne dafay dellu ci signes yooyu mandarga yooyu ñu wax muy yaa ngi sëqat wala sa yaram tàng wala nga am waxu wala sa yaram di metti li ñuy wax syndrome grippal bul déplacé wu da ngay woote numéro vert wala nga woote numéro SAMU wala nga woote cellule d'alerte ñetti numéro yooyu ñu joxe tey jii képp ku def dièse 21 21 dièse di nga am information yëpp ci opérateur téléphonique bu mu mën a doon mais malgré ça am na ñoo xam ni dañuy sol seen dàll ñëw ci hôpital wala dem centre de santé mais ñooñu doo leen mën a wàññi ne leen dellu leen seen kër ngeen woote déedéet da nga leen di jël en charge loolu moo waral dans chaque structure muy hôpital muy centre de santé am na dispositif pour loolu bi ngeen di dugg gis ngeen lavage des mains bi képp kuy dugg moo xam da ngay dugg ak sa tànk wala oto ngay duggee dañ lay appliquer thermoflash bi loolu li mu ñuy may mooy ñu ràññale wala xàjjale ñi nga xam ne dañu am yaram bu tàng ak ñi ko amul comme yaram bu tàng bokk na ci li ëpp ci mandarga yi jëkk feeñ képp koo xam ni am nga yaram bu tàng bu ñu la thermoflashé dañ lay ber am ay laaj yu ñu la laaj maa ngi wax rek ne du képp ku sa yaram tàng rek da nga am jàngoro ji parce que yeneen jàngoro ngi fi yoo xam ne dañuy tàngal yaramu nit mais buñ la laajee dañ mën a xam est-ce que loolu ci jàngoro ji lay dellu wala ci leneen mais buñ demee ba am sikki sàkk wóoru su boobaa da ngay nekk cas suspect su boobaa dañ lay ber yóbbu la ci unité d'isolement defal la prélèvement 24 heures après ñu jot résultat boo négatifé ñu bàyyi la nga dellu sa yitte boo positifé ñu yóbbu la ci centre de traitement bu fekkee ni à partir de demain le mercredi centre de traitement bi démarré ñu téye la ci centre de traitement. waaw ba tey ñu continuer ak yow docteur lan nga ñu mën a wax ci jàngoroy coronavirus lan nga ñu mën a wax ci jàngoro ji. waaw lan laa leen ci mën a wax lu ñu waxagul évidemment damay wax nit ñi rek comme ñëpp am nañ télé pratiquement ñu ngi seetaan télé gis nañ li xewoon Chine bon man donte la Chine léegi peut-être situation bi stabilisé wu na mais am nañ toujours ay cas gis nañ li xew Italie bés bu set ñuy wàññi di lim nit ñi faatu gis nañ li xew France gis nañ li xew léegi actuellement États-Unis mooy épicentre mooy réew mi nga xam ni moo ëppale ay cas ci àddina bi kon képp koo xam ne amoon nga maanaam sikki sàkkan ne jàngoro ji bon la wala du bu bon képp kuy seetaantele am nga ci sa tontu bi muy soog a tàmbali ñoo na woy du ñëw Afrique ndax Afrique dafa tàng mais loolu ni mu doxee wane ne loolu nekkul
am na ñu doon wax non du dal nit ku ñuul mais gis nañu suñu mbokk yi nekk Italie am na ci ñenn ñoo xam ni dal na leen te faatu nañu. États-Unis fi mu toll nii ñëpp gis nañu rajo yeeg télé yi noir américain ñu ëpp la ci ñiy faatu kon day dal nit ku ñuul kon tàngoor mënu ci dara loolu yëpp ñu doon wax ay waxi kese la woon kon nit ñi nañu yeewu xam ne jàngoro ji mu ngi fi ku jëlul matukaay yi ñu wax mën nga yombal dal bu mu lay dal kon jël ko moo gën ensuite ku ci nekk xam ne fagaru moo gën faj ku lay wax sangul sa taar la bëgg comme ni ko wolof fi di waxee kon nañu dimbale seen bopp ndax su fekkee ni sàggan nañu ba lim bi ñu am ci ay cas positif yokk ba yegg benn dayo bi su boobaa day nekk hors de contrôle àggaguñu foofu nag fi mu toll nii système de santé bi pour le moment téye na affaire bi donte léegi ñu ngi gis cas yi mais gis nañ ne ñaar ñoo ci loroogum yàlla na fa yem ndax ñaar ñooñu dafa am li ñuy wax comorbidité maanaam dañu am jàngoro ji waaye dañu amoon yeneen tawat yoo xam ni c'est des maladies chroniques yoo xam ne bu nekkee ci nit ki maanaam défense organisme day néew doole ñooñu nag day jafe bu fekkee ni yéex nañoo jóg parce que loolu la interrogatoire yi wane day jafe nga xettali leen kon nit ñi nañ xam ne jàngoro joo xam ni dafa të tubaab yi nga xam ne ñooñu ëpp moyen réew yu mag yooyu nga xam ne daanaka mën naa ne ci àddina bi ñoo fi ëpp moyen États-Unis bu ñu koy wax kenn yaakaaruloon ne danañ toll fii kon nañu yeewu xam ne fagaru moo gën faju nañu respecter mesures barrières yi te nañu néewal placement tey yi bu état jëlee décision def état d'urgence nga xam ne day mettre entre parenthèses toutes les libertés parce que l'heure est grave dafa toll foo xam ne du lu ndaw ensuite mu def couvre-feu pour nit ñi toog seen kër bañ a déplacer wu mais kon ñu xam ne c'est pas de gaieté de cœur mais c'est une mesure nécessaire kon nit ñi nañu yeewu te respecter loolu bu ñu ko defee yàlla mën nañu dimbali ñu fay jàngoro ji très rapidement mais bu ñu ko respecté wul dana bés bu ñu tolloo fenn fi ñaanuñu ko yàlla mais danañ mat seen baram bu cax donc loolu waruñ ca àgg kon nit ñi nañu delloo ci seen xel ñëpp ci ñoom en tout cas ay responsables lañu c'est des gens sensés am nañu xel kon nañu delloo ci seen xel te respecter lii nga xam ne ministère de la santé mu ngi leen koy digal parce que ñoom bu ñu leen di digal loolu ci xam-xam lañu ko teg am na comité scientifique boo xam ni tey ñooy saytu wàll yooyu lépp luñ ci war a jël comme mesure ñoom ñoo koy sa ministre bi moom mu wax ko boo defee nit ñi respecté ko kon vraiment loolu daal lañ ci mën a wax buñ ko respecté daal am nañ ci yaakaar. waa docteur comme ni nga ko waxee l'heure est grave kon ban message ngay lancé ñi nga xamante ni si ñooy waa Louga ban message ngay lancé waa adduna bi. waaw nan ñoom ci Louga comme hôpital bi Louga la nekk addina bi suñuy kilifa ñoom ñooy wax ak ñoom mais ñun Louga gii lañ nekk fekk ñi ngànk santé bi muy région médicale docteur Senghor muy district sanitaire bu Louga di docteur Kalidou Ba vraiment ñu nekk di def liggéey bu mucc ayib bu rafet sonn lool sur le terrain kon ngelawaay na leen nit ñi jàppale ci respecter li ñu leen digal ci ay mesures xew yu bari yi dajaloo bi vraiment am na ci loo xam ne waratul nekk kon nañu xerewlu déglu li ñu leen wax te topp ko bu ñu ko defee de seen njëriñ la suñu njëriñ la ñun ñëpp ndax bu ci kenn tawatee rek dafa mel ni ñëpp a tawat kon nan dégg li ñu leen di wax topp digal li ñu leen digal jëfe ko am nañ yaakaar ne bu ñu ko defee danañ ci am li ñu bëgg liñ ci bëgg mooy
jàngoro ji dellu gannaaw bu baax ñu dem ba amatuñ 0 cas ñu am 0 cas su ko defee loolu law ci Sénégal vraiment ñu fay ko complètement parce que c'est le moment ou jamais voilà léegi lañ ko mën a def wala boog mu ëpp ñu doole te su boobaa kenn xamul fu mu jëm. merci beaucoup docteur wax ji rafet na kon ñu bàyyi la nga tàggatoo ak lan ngay jeexale. waaw xanaa di leen sant rek ci liggéey bi di wax rek ne yéen de en tant que presse yéen ñuy mën a may ñuy amplifier vraiment discours ministre de la santé di amplifier maanaam mesures yi nga xam ne ministère bi édicté na ko pour riposter contre le Covid-19 donc yéen ay relais ngeen yoo xam ne vous êtes indispensable pour ça moyens yi ngeen am day yombal tasaare maanaam digal yi nga xam ni ministère bi nga koy digle di wax rek nit ñi ne nañ delloo si suñu xel ndax lii jàngoro la suñ borom mooy dogal waaye moom fu mu wàccee jàngoro wàcce na saafara sa kon nañu delloo si suñu xel ci loolu te xam ne ay nit dong lañu tawat ak ñàkk tawat ñoo nekk ci àddina bi donc bu ñu toppee docteur yi li ñuy digle yàlla mën na defal saafara ñu ko tàllal suñu loxo ñaan ko mu teggul ñu lii nga xam ne balaa la te kenn bañ cee loolu daal lañ ci mën a def liñ ci mën a wax ngir tëje ko ñaan daal ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu ñaan jàngoro ji dellu gannaaw waaye kenn bañ cee loolu jërëjëf. Merci beaucoup docteur ça a été un plaisir tey ñun waa leral.net ñu ñëw fii seet si le directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye dégg ngeen li nga xamante ni si moom la wax ak fi nga xamante ni si foofu la jàngoro ji toll kon nag waa Louga ñoo ko déggandoo ngeen moytu bu baax respecter mesures de prévention yi merci beaucoup kontaan nañ ñu ngi ci àndoon ak ki nga xamante ni si moom mooy Babacar Diop man maa leen ko doon présenté Maguette Ndiaye madame War merci au revoir à la prochaine.